loolu aussi am na avancement ndax carte sanitaire bi nga xam moo génn te dinaa leen ko woon bala ñoo jóg fii choix yi nga xam defaguñ na ko le ministère def na ko pour créer de nouveaux centres de santé Baba Garage y figure dinaa leen ko woon donc c'est un projet ñëw nañ fi pour xool fañ leen koy def war nañ leen terrain ñaari terrain lañ leen wan bu leen neexee dispensaire bi fi mu nekk poste bi ñu def extension bi la fa des bari na ngeen def ko fi muy benn structure mais ñu jox leen terrain boo xam ni réserve la ngeen def ko ci loolu lépp waxtaan nañ ci moom ñu ngi xaar seen xalaat daal mais planification bi nga xam ñu ngi koy def annuel génn na ci maa ngi document bi ñëw nañ fi identifier nañ site bi ba noppi donc ñu ngi xaar ñuy jéem a dem ci jéego boobu ndax it war nañ faa àgg war nañu passé. li nga xam da koy gisal wala dañ mën a bëggoon ne yaakaar naa nga doon ko def réalisation def naa bi ma paree nag yéene naa lii laa fas yéene def sama kanam waaw perspective yi daal mais c'est ça donc loolu la rek loolu perspective la ci perspective bi loo xam dañ koo dox parce que aussi réalisation waaw li nga ciy dox aussi baax na ñu wax ko donc aussi santé li ma ci def comme ni nga koy defee éducation dotation médicament chaque année aussi ñu doté leen médicament yi bon ça tourne à peu près 2 millions par année dañ leen ko jox dotation médicament en dehors du personnel qu'on prend en charge bon poste de santé bi lañ koy jox Baba Garage waaw chaque année ñu jox leen 2 millions dotation case de santé yi ñoom bu ñu jotee dotation ba noppi ñoom ñooy xool les médicaments appropriés yi nga xam ne case mën na ko manipuler mën na ko gérer ñoom ñu wut ci jox leen waaw noonu lay fonctionner mais loolu lépp c'est sur la supervision de l'ICP l'infirmier chef de poste waaw donc wàllu wér-gu-yaram daal loolu mën nañ ko ci tënk bon am na aussi loo xam mën nañ cee dugg muy wàllu aménagement du territoire parce que bon c'est pas pour rien que suñu ministère du ministère de l'aménagement du territoire loolu aussi ci aménagement man bi ma ñëwee fekk naa fi Baba Garage aussi bon am na nu mu doon doxee mais nag jéem nañu ko yokk ndax fekkoon naa ñu def fi benn lotissement waaw mais bi ma ñëwee ba léegi man def naa fi ñeenti lotissement parce que nag demande bi dafa yokk nit ñi aussi dafa mel ni tendance bi dafa xaw a renverser au lieu que ñu jóge ci àll dem ci ville bi léegi waa ville bi ñu ngi départ di ñëw si àll bi ndax àll bi nag bon moom ëpp yenn opportunité te bu sa doole bariwul trop aussi dëkk àll dafay gën a yokk loolu moo tax demande bi xaw a bari loolu moo ko expliqué ñun nag en réponse mënuñu nu may def comme lotissé ci wàllu woowu Baba Garage def nañ fi 4 lotissement yoo xam ni boo calculé fi toll ça fait plus de 1000 parcelles waaw ci lotissement boo xam def nañ ko ci wër Baba Garage waaw te it ku xool xam ni Baba Garage yokku na gauche yokku na droite nord sud partout yokku na te loolu lépp moo ko waral bon loolu aussi ci wàllu lotissement lañ ko def wàllu aménagement mais nag commune bi du Baba Garage rek parce que bu fekkee lotissement aussi Tawa Fall dëkk la boo xam ne dañu ko dafa war yokk aussi ndax dëkk ma def nañ fa lotissement parce que ñoo ko demandé village bi ñuy wax Njëlbéer 2 def nañ fa lotissement ñoo ko demandé village bi ñuy wax Njëlbéer 1 def nañ fa lotissement ñoo ko demandé village bi ñuy wax Kër Ma Xujja aussi def nañ fa lotissement sur leur demande village bi ñuy wax Kër Ma Samba def nañ fa lotissement ñoo ko demandé et le dernier lotissement qu'on a fait c'est le village de Thiagal donc lii lotissement yi ma la tuddal def nañ ko ba tënk ko ba pare na yenn ni sax commencé nañ ko distribuer ba boucler yi des aussi c'est des procédures qui font que commencé woon séddale ko ndax nag lotissement dafa am ay procédures yoo xam ne da nga ko war a def ba mu àgg nga soog a commencé distribuer ay parcelles à part yooyu aussi am na village yoo xam ne ñu ngi demandé loolu xañ na après dinañ ci ñëw donc wàllu aménagement bi loolu moom macha allah def nañ ko. léegi danaa am ci wàllu suuf. waaw parce que ay communes yu bëri dañu am problème suuf. jàppal na ne dañuy jël sama suuf dañ koy jox ndax Baba Garage am na problème. waaw loolu bëgg naa cee ñëw te it sawar naa ci ñëw parce que bari na ci réew coow suuf bari na ci réew mais dafa am gëm-gëm man bu am suuf c'est le domaine national domaine national ku xamul Sénégal lu mu sant xamul lu mu sant mais nag nit ñi ba léegi yeewooguñ ci côté boobu lan ngay dégg sama suufu maam sama suufu papa sama suufu dëkk mais suuf si suufu Sénégal nation bi ñoo ko moom te it dañ ni droit d'usage mooy principe bi ki koy jëfandikoo dañu suuf si ki koy jëfandikoo nan ko bàyyi moom bu jëfandikoo mais buñ ko noppee jëfandikoo jox ko ko jëfandikoo moom moo war suuf kenn du ko jaay
suuf kenn du ko tayle suuf kenn du ko doon jaay li nga moom tayle li nga moom doon li nga moom. damay faral wax sama population ma leen suufu domaine national bu ngeen koy comparé ak oto commune benn. man maire moom oto bi bu ma dee du ma ko doon sama waa kër du ko doon mënu ma ko jaay bu ma ko tayle ñu jàpp mais droit d'usage bi mën naa ko conserver suuf si noonu la demee à peu près tant que yaa ngi koy utiliser di ko mettre en valeur ñu bàyyee la ko à moins que ñu dem ba gis utilité d'intérêt public ñu soxla suuf soosu bu boobaa intérêt général day tax ñu xañ ko kenn nit jox ko ko mais bu dul loolu kenn du nangu suufu ma sàmm jox suufu ma dem amu fi de léegi nag toll nañ foo xam ne il faut que nit ñi gën a yeewu ñun ñoo bëgg a développer ñun ñoo bëgg emploi mais mënoo bëgg nen mënoo bëgg akara ca doo ñu mën kaaj nit ñi bu fekkee dañoo bëgg a développer bëgg emploi il faut que ñu fexe suuf suñu liggéey ko foofu la problème bi nekk léegi nag man fii ci Baba Garage ñun on a une démarche très simple demande suuf yooyu sax bariwul fi ñun li ñu am mooy problème lotissement ci ñi ngi koy def amul problème mais léeg-léeg partenaire ñëw fi bëgg suuf mais mën na am jafe-jafe mais ñun li ñu xalaat moo di bu ñu demee ba étudier projet bi ba xam ne am na impact pour les villageois pour la communauté ñun soobu ci dañuy gënal bañ cee soobu ndax impact mooy lan bu fekkoon fukk nga ci jëlee kii yaakaar na bu ko mettre en valeur ñu jëlee ci téeméer bu fekkoon fukk bi kenn nit ko moom téeméer boobu mbooloo da koy daal di bokk ñun ci loolu la ñuy dox projet bi ñu fi mujjee am da nga xam ne jur na lu mel ni sax coow ci côté boobu ay peut-être ay ñu comprendre wala ñoo xam ne leneen moo leen yëkkati ñoom ñoo indi coow mais coow bi jar ko on a vu un partenaire boo xam ne dafa bëgg def un complexe sportif pour le village de Baba Garage ñu saytu ko gis complexe bu ko fi defee dina yokk la ñuy wax le marketing territorial de Baba Garage turu Baba Garage dina gën a màgg infrastructure bi dina bokk ci liy taaral gox bi infrastructure bi dina tax ay nit di fi ñëw di fi fanaan di fi jënd di fi jaay infrastructure bi dina tax ay nit di fi liggéey infrastructure bi dina tax xale yi nga xam ne ci man am na ñu ma ci xam ci leen di jëlee fi deen yóbbu ci école de footballu Dakar di leen inscrire ñu mën leen a inscrire fii mais ñooñu projet bi mel noonu bu la ko waxee sa dëkk da nga koy nangu boo ko nangoo ba nopp nag dañu am des procédures consensuelles ba ma ko déggee li tax ma ñëw ci mooy boobu laa ci mës a dégg coow day am coow am ci nit ñi dañ ci wax loo xam sax nekk bi ma ko déggee ma indi ko bi ma ko indee dama woo les jeunes ndax affaire jeunesse de sport conseil local de la jeunesse ñëw conseil communal de la jeunesse ñëw foyer des jeunes ñëw la zone ODCAV 14 de Baba Garage ñëw ak yeneen jeunes yi ma présenté leen projet bi ñu ma maire kii gaaw ji kii bu mu rëcc ma dem gisi bailleur bi ni ba projet bi on en a besoin mu ni kon faites une délibération au nom de Baba Garage ma may leen ko avant ñuy def délibération bi ces mêmes jeunes man leen dem leen ngeen identifier site bu mën a nekk abal leen oto ñoo wër ba ni ma bërëb sàng moo baax ma ànd ak ñoom ba dem ba gis bërëb ma identifier ñi nga xam ne ñoo koy bay woo leen réunion commission domaniale élargie commission domaniale la ñu toog conseil yi commission domaniale laa wax ni amaguma ci délibération les usagers des terres paysans yi koy bay ñi ngi toog jeunes yi ñi ngi toog ñu présenter projet bi PV yi yëpp a ngi fi ñëpp rafetlu ko ñun nag léegi lii problème bi dañ ni bërëb sàngam lañu ko bëgg rek ci bërëb sàngam boobu yéen ñeenti ñi yéen a ko yor bu ci seen xalaat kenn ku nekk ni Baba Garage ma gënal sama tool jël leen ko muy nekk étape boo xam ne bu njëkk la bi ci topp ñu woote délibération conseil municipal devant le représentant de l'État en l'occurrence le sous-préfet ñu def délibération bi amul abstention amul non ñëpp voté ko à l'unanimité délibération ñu wax sous-préfet mu def approbation ñu jël dossiers yi yóbbu ko ci service technique yi moo ne service technique mooy domaine ak cadastre ñu def seen liggéey ba ñu dellu si waat mais nit ki ñu def extrait de délibération jox ko moom extrait de délibération war a aménager boo bëggee aménager terrain di nga génn ay garab bi mu ñëwee man ko environnement domaine de compétence la bu ñu transféré mais am na ci loo xam ne service technique yi ñoo ko moom les permis de kubam yooyu ak facturation yi ak yan garab lañ war a dagg ñoo ko moom ñu ànd dem ci service des eaux et forêts bi nekk Bambey lieutenant bi ànd ak agent bi nekk Baba Garage ñu def mission ñëw identifier tous les arbres yi nga xam war nañ ko dagg ñu facturer ko mu fay permis de coupe autorisation ñu defal ko autorisation d'abattage mu ñëw de abattre ay garab ay ñoo xam ne seen yoon newu ci ni kenn du laal suñu suuf coow boobu moom mas naa ko fi mais nag kenn du laal ay suuf
suuf la ñu wax te yow ñu moomoon pàcc yi wala ñu moomoon suuf si. ñi ci gën a fës amuñu fa dara te li tax man la amuñu fa dara jour bu ñëwee di dagg garab yi ka moom tool bi moo ànd ak engrais yóbbu leen ba ci garab yi ba ñuy dagg moo leen wax tegal leen kii su garabam fële tegalee kii garabam fële ay nit a dégg engrais yi woo ko ni ko yow tax ngay nangu ñu dagg sa garab yi mun leen mu sama doole da cee néew ñu ñëw jàppale ñëw leen jàppale donc comme léeg-léeg nga gis ci télé awaaju jéngu fee naa on touche pas à nos terres gars yi léegi dañu ko bëgg rek woy mais bon woy boobu man d'accord mi xam nga tax d'accord mi ci jeunes yi ñu ngi jooy emploi ñi ngi jooy investissement ñi ngi wax Sénégal émergent mais Sénégal émergent il faut mu am investissement ku bëgg na kii emploi il faut investissement am te investissement ñun bu fekkee mënuñu ko def ba am partenaire bu ko def waaye nañ yaa xay nañ ko dal bu def ko du ko yóbbu ñoo ci liggéey ñoo ci jariñ suñu doom ci jariña donc loolu Sénégal bu ñu contradictoire bu ñu bëggee investissement bu ñu bëggee emploi nañ nangu investissement ci ku bëgg investissement di nga nangoo joxe suuf ñu def investissement parce que investissement kenn du ko def ci ngelaw li loolu moo xew ci àll bi man benn genre coow boobu laa fa mas a am mais à part boobu am ñu parce que ñun dañuy liggéey ci consensus waaw baykat yi nag nañ leen bàyyi seen suuf ñu bàyyi ko parce que ci la ñuy tedd ci la ñuy dund mais nag ku ci gis lu jar nga am gën lu la nga doon am ci tool ba man conseil bi ma la wax booy naa joxe ko moo gën ndax tool bi koom-koom nga ci doon wut te mën na laa jox koom-koom bu ko ëpp booy boo nga jël léegi yóbbu dem na ci yoon jox na waa ji toolam dina ñëw aménager ko incha allah dina ñëw aménager ko parce que aussi dafa légal la jaar na fi mu war a jaar lépp waaw loolu wàllu suuf bi la bu dee ay infrastructure aussi mën nañ ci ñëw bu dee hydraulique aussi war nañ ci ñëw parce que hydraulique aussi c'est fondamental ndoxu hydraulique Baba Gaye fi mu toll mën na ni on a l'eau à 100%. village yëpp am nañu ndox donc loolu lii commune bee ko def lii aussi fi leen ko fekk lii aussi état jàpp na ci mais li leer ba leer moo di on a l'eau à 100%. dëkk yi nga xam ne commune moo fa yóbbu ndox mën naa caa lim ay dëkk mel ni Tooro ñoo fa yóbbu ndox fu mel ni Samsam bon fu mel ni Samsam tëgg fu mel ni Càng fu mel ni Daaru Ngeer fu mel ni Looyeen fu mel ni Njaañ fu mel ni Kër Jaarnde yooyu yëpp ñun ñoo fa yóbbu ndox commune bi bon état aussi ci wàllu hydraulique aussi may nañ ay infrastructures mais dans le cadre du PUDC ñaari château d'eau yoo xam ne defar nañ ko fi mu toll presque maa ngi ñu ngi ci cëppaandawu liggéey bi waaw ci biir Baba Gaye ndax aussi Baba Gaye bi ma xoolee carte ndox yi forage yi dañoo demee woon côté forage yëpp dafa demee woon côté nord côté sud bi amuloon ay forage à moins ku ci am ndox ci commune jàmbur nga ko jëlee léegi nag loolu donc dafa nekkoon jafe-jafe ba tax ñu bëgg rectifier loolu moo tax programme PUDC bi ñëwee ñu def benn plaidoyer dem ci autorité hydraulique yi ñu leen léegi affaire bi ñu bëgg ñu xaw ko équilibrer un peu ci la nu may wax ñaari château d'eau ñu yóbbu ko ci côté sud bi pour un peu équilibrer loolu bu dee loolu aussi léeg-léeg ay forage aussi am fi problème ay groupe électrogène fu mel ni Tawa Fall ñun yóbbu nañ suñu groupe électrogène yóbbu fa fu mel ni Kër Ousmane yóbbu nañ fa groupe électrogène fu mel ni Ndiar na Ndiobène yóbbu nañ fa groupe électrogène fu mel ni Baba Gaye bi sax système bi fiy dox système courant ak kii bi yëpp système bi ay partenaires ñoo fi ñëw main dans la main pour l'Afrique ñoo ñëw installé ñu ko ci coopération ba fi mu toll moom la ñuy doxee donc ci wàllu hydraulique daal li ci ëpp solo moo di nit ñëpp am nañ ndox foo dem am na robinet forage yokku nañ leen jafe-jafe ji ba nga xam ne aussi am nañ ko ci mooy réforme nga xam ñëw na xaw a gàllankoor affaire yi ci jaay jafe-jafe peut-être beneen yoon dina ñëwaat ci wàllu réforme bi bu dee AGR activité de revenu loolu aussi dafa am solo fii may wax ni commune bi jëndagul na ñaar fukki machine war tas ko ci dëkk bi machine aussi bi ñu leen jëndee ñenn ñi am nañ chance am fu mu ko def mais dëkk bu amul foo def machine dañ lay tabaxal magasin aussi tabax nañ fukk ak ñaar wàllu activité de revenu am na ñetti plat yoo xam ne tabax nañ ko ci commune bi jox ko jigéen ñi ci liggéey benn mi ngi Njëlbeen benn mi ngi Kewre benn mi ngi Kër Ousmane Kane loolu lépp ñun ñoo koy tabax équipé ko encadré ko formé nit ñi périmètre maraîcher aussi defar nañ ci ñett jëm juróom ñett loolu mais léegi dem na juróom mën nañ cee lim Njëlbeen mën nañ cee lim Gàdd Cànd mën nañ cee lim fële Tawa Fall mën nañ cee lim Kewre mën nañ cee lim Joone donc juróomi périmètres yi aussi commune moo ko def pour activité de revenu ensuite ñu am benn partenaire boo xam ni promise la
programme finance islamique. fexe nañ ba mu dugg ci gox bi. lu fi duggee aussi ñu identifier nañ ay besoins lu mel ni jeunes yi. ñu jënd ay jakarta jox leen ko ñu koy dawal di def ay versements journaliers. ku matal jël sa affaire. loolu aussi def nañ ko séddale nañ ci jeunes yi fukki jakarta yu bees tàq def nañ seen ba jox leen ko seen i borom. ñu ngi versé 1500 xaw ma 2000 par jour dañuy versé ku pare nga jël si ensuite bala ngaa pare aussi nañ leen wutal permis de conduire. ensuite jigéen ñi aussi ci wàll boobu aussi wutal na leen 10 congélateurs pour un premier jet fukki congélateurs yoo xam ne séddale na leen ko ñoom aussi dañ ci liggéey bëccëg et di fay par 1000 par 1500 projet boobu ñu ngi ko jëlee ci promise de coordonnatrice mooy Fat Diagne madame Guèye loolu dana gis ni àll bi nit ñi bëgg nañ frigo mais takk 200 000 wala 300 000 benn yoon dem jëndee frigo moo jafe donc bu ñu mettre un frigo à ta disposition ngay liggéey di fay xañ na boo liggéeyee peut-être at mu mat nga jël sa frigo dafa yomb jeunes yi aussi takk 350 000 400 000 jënd jakarta aussi dafa jafe-jafe mais bu la joxee jakarta boo xam ni ngay daw di ci yeeg yooyu aussi bu yàggee nga am sa jakarta bopp bon ci yamul foofu parce que loolu première dotation mais am na benn dotation bi ñëw ba léegi aussi acte génératrice de revenu am na ligne de crédit boo xam ni promise mettre na ko à la disposition de la commune de Babacar pour un montant de 200 millions fi mu toll bon li fi ñu ci toll moo di identifier nañu banque bi ko war a porter mooy Mek Suqali mais Mek Suqali fi mu toll def nañu une première formation une deuxième rencontre mais guichet yi defar nañ ko ba noppi matériel informatique bi rek lañ doon installé pour lancer une machine bi 200 millions yooyu dañ ko kii pour les GIE pour des individus et cetera mais aussi dafa am lu ci bees ndax finance islamique la finance islamique amul intérêt loolu aussi mën nañ koo limaale ci acte génératrice de revenu fii ci baax léegi aussi bon état aussi dans le cadre de ces financements classiques aussi groupement yi fii ñu ngi leen jàppale am nañ financement 15 millions am financement 20 millions yoo xam ne dañ ko tasaat di groupement yi ñu liggéeyee ko delloo si waat ko loolu yëpp ci ministère de la femme lay jaare quoi DER aussi dugg na fii mais j'avoue que aussi xaw na timide ñun ñuy séntu ba ñoom gisaguñ ko mais dugg nañ fi mais bareeguñ fi ay kii daal ay candidat loolu moom mooy AGR donc social AGR social aussi bon dañ ci yëngatu parce que kii wax commune aussi bon nga wax social bon social bi boo xam ne yoo xam ne aussi c'est des activités transversales bon lu mel ne achat corbial bi dans le cadre social lañ ko defee doon gratuité de transport gratuité des évacuations yooyu yëpp domaine social la cérémonie bu fi am aussi commune day participer bu fi xew équipe du municipal dafay dem waaw lu nga ko mën a def aussi mu def ko am na cas sociaux yoo xam ne dañ leen jël en charge du point de vue médicament du point de vue leneen ak leneen mutuelle de santé aussi dañ ciy dugal suñu loxo tax loolu lépp ci wàllu social donc social moom kenn xamul fu mu commencé kenn xamul fu mu wax dafa am yoo xam ne sax neexul wax moo tax jarul fesal jarul guddal mais social daal d'ailleurs bokk nañ suñu compétence yi njëkk waaw social waaw am nañ ci taxawaay lu xew daal délégation commune dina ñëw ci gox bi luñ ko soxlaa it dina ci def la mu mën loolu moom leer koor jotee mën na indi tàndarma mën na indi suukar mën na indi ceeb mën na indi leneen ak leneen ba ci Covid bi passé 15 tonnes ceeb commune bi jënd na ko en plus de li état bi joxe pour dolli ko pour nit ñi kenn bañu wax ni ñamuma waaw loolu la commune defoon na 15 tonnes ceeb yoo xam commune ko jënd yokk ko ci affaire loolu lépp ci wàllu social la bon wàllu aussi infrastructure ndax ñooñu wax naa ko léegi sama kii ay infrastructure mënu ñàkk ci gox infrastructure yi fii bon am na stade boo xam ne ñu fekk ñu foon leen air libre lañ daan joué daan fay mais léegi fexe nañ ba stade bi clôturé nañ ko ba tëj ko mais nag am na lu fa des parce que aussi stade bi war na am ay lampe war na am ay toilettes war na am benn genre tribune mais amu fa marché Baba Gaye aussi bi ñu fiy ñëw infrastructure yan fa fekk amu fa ay sàkkat lañ fekk ay mbaari daal mais tey boo fa demee cantine macha allah lépp wër na ko lii commune bi ko tabaxal boppam lii dafay chercher un commerçant mu encadré ko mu tabaxal boppam de toute façon mooy suñu objectif atteindre nañ ko moo di sàkket moom dégagé nañ ko biir marché bi aussi lépp lu fay pôle batt juróom-ñetti pôle commune bi moo ko tabax yooyu yëpp aussi ay partenaires ñoo ñu ci jàppale ndax commune bi amul koom-koom bu ko mën mais yàlla dimbali ba marché bi fi mu toll amatul sàkket lépp taxaw na waaw loolu aussi ci infrastructure yi la bokk ci mënul ñàkk ndax marché mooy xar kanamu commune waaw ci lañ koy natte parce que gan moom damay wax ni dëkk boo fa nee cëpp pour nga xam dëkk mën na yomb xoolal dëkkuwaay yi demal ci marché bi xoolal mag ñi xool ko ne defal sa analyse xam dëkk mi ngi dox wala dox waaw bu dëkkuwaay baaxee marché bi baax xamal ñu bëgg seen bopp lañ ñu gëm seen bopp lañ
mag ñu liggéey di ñàkk boo ko fa gisul xamal ni dëkk bi sonn parce que fu mag di liggéey di ñàkk di bëgg a dee rek xamal ni coonoom lay tekki gone yi aussi mën na laa jox lecture ci ban société nga forme de société donc ñeent yooyu aussi da nga koy bàyyi xel bu baax a baax bon cimetière yi aussi am na ci infrastructure la am na ci yoo xam ne aussi bon participer leen seen culture am na yoo xam ne ñun ñoo ko clôturer bu mel ni comité cimetière Lapsar ñoo ko clôturer ba mu àgg bon fourrière aussi tabax nañ ko fi ay magasin aussi am na ñu bëri ñoo xam may nañ ko ñii dañ ko def magasin bagage ñi magasin moom moo lay àgg ci gox bi mën nañoo lim yëpp quoi mën nañoo lim yëpp donc loolu infrastructure de jeunes yi aussi ñi ngi wax am na benn maison des jeunes boo xam ñu ngi koy commencé mais àggagul mais dem nañu ba mu raser mi ngi fii ci suñu wet bu ngeen paree mën ngeen koo xool quoi moom aussi à part stade des jeunes commencé nañ ko quoi ndax jeunes yi fi mu toll seen kër gu njëkk ga dafa yàqu bon ñu ngi leen wutal geneen kër mais léeg-léeg nag bon xaalis moo ji yombul da ngay am loo génnee fii dugal fii taxaw ainsi de suite ba keroog muy mat donc jeunesse boobu aussi ak infrastructure bon bu ma ko wax jeunesse bi aussi bon damay wax ni ku wax infrastructure naa jeunes yi dama ci wax loolu dugg ci affaire jeunesse loolu aussi ay subventions annuelles commune mi ngi leen koy def dans le cadre des activités militaires chaque année entre 1,5 million ba 2 millions dañ koy def ci jeunes yi de subvention ci ASC yi ku ci am booy football aussi au niveau départemental régional aussi da ngay accompagner waaw man personnellement je fais le déplacement ànd ak ñoom jàppale leen physiquement en dehors des moyens leen di jox pour jàppale leen am na aussi nu ñu ko waxati benn convention boo xam ne dinaa leen jox kay ji ngeen xool ko on vient de signer une convention avec le FERA un fonds d'entretien routier autonome bon recruter nañu une 50aine de jeunes yoo xam ne ils participent à l'entretien des routes bon c'est des jeunes qui sont payés bon après service effectué mais contrat bi at la 50 jeunes yi dañ leen jël pendant at bi bu jeexee bu ñu renouveler ñu xam lu ñu xam mais pour le moment le contrat bu njëkk bi daal kenn ku nekk dañ la jël bon c'est des salaires qui varient entre 60 000 et 100 000 francs dañ leen koy fay. xale yi ni leen tànnee 50 la ñu jox mais c'est complexe parce que nee naa leen fii ci sans présentation juróom fukki dëkk officiellement fi ak 20 amul. am na yoo xam ne sax ñoo ëpp dëkk yi. léegi dañoo xool suivre dañ ko tas d'abord principe mooy duñ koy mën ci benn dëkk. parce que Baba Gare mënu fi yem donc da nga koy tas. beneen principe moo di il faut nga nekk koo xam demoo fenn. waaw un permanent boo xam bougé wul il faut nga nekk koo xam ne aussi jàpp nañ ni am nga ci jitte. maanaam sa situation loolu bu ñëwee am na lu mu ci yokk maanaam borom kër bu ndaw boo xam ni jàppul ci dara. demul Dakar demul fenn kooku da nga koy copter d'office. kooku critère la donc critère ndimbal social da ciy feeñ critère aussi résidence permanente bi da ciy feeñ critère aussi appartenance à un village X ou Y da ciy feeñ donc le principe moo dañu wax ne bu ñu ko concentré ci benn village ñaar na tas ñett ki ñu koy jox na nekk koo xam ne ku toog la ñeent na nekk koo xam ne jàpp na ni am na lu mu koy yokkal amoon na jafe-jafe mu am lu mu koy wàññi ci jafe-jafe loolu mooy critères yi waaw donc on choisit les 50 suivant ces critères. waaw mais dina am dëkk yu am. parce que noonu la mën a doxee la preuve moo di mine de phosphate bi. am na jeunes yu fa nekk actuellement jeunes yooyu fa nekk aussi ñun ñoo leen am na ñoo xam ñoo leen fa yóbbu. parce que aussi dañuy collaborer ak mine bi di leen jox ay employés am ñoo xam ñoo leen fa yóbbu dëkk yoo xam ne gis nañu géeju nga lool ci mine bi bon boo moytuwul boo ñëwee aussi da ngay xaar ñeneen dugg parce que affaire bi noonu la demee. bu ñuy duggee tey ëllëg dugg ndax du mën a mat dëggam état moom mënul matal emploi des jeunes waxuma la commune boo xam ne li nga yor dañ la ko xañ ne dañ la ko jagleel rek mu toll ci juróom fukk te li fi ne ëpp na 1000 jeunes donc kon ku ci am rek nañu jàpp ni bon sa wërsëg la ku ci amul nga xam ne du sa wërsëg nga xaar beneen yoon. li bëgg a leeral foofu rek mooy que ñu bañ a xam ñu bañ a dégg que ni jafe-jafe ñoo rek wala dafa yem ci non yamul Baba Gare ndax man mën naa la wax ni la fi mu toll am na dëkk yoo xam mën naa la ko limal mais génn baax